rafetlu seen àndina ak la meilleure chaîne du net mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé sur la chaîne des leaders xam ngeen ni waru gar la si ñun lépp loo xam ne rek lu ngeen soxla la ci seen dundin ak seen nekkin mais également lépp loo xam ne rek jaadu na ñu am ak yéen ay jotaay yu leen di wettili ak it luy indi ay leeral ci loola rawatina bu soxalee li nga xamee ni mooy lu jëm ci seen wér-gu-yaram d'une manière générale ak seen nekkin ku ñu dootul présenté ci li ñu fas yéene waxtaanee ku wane boppam di leader koo xam ni képp kuy sénégalais xam na ko jamono ji à travers li nga xam ne mu ngi koy liggéey évidemment di satisfait képp koo xam ne rek yaa ngi jëflante ak moom ci li ñu fas yéene waxtaane ku ñu dootul présenté docteur Diallo moom la rédaction wu Senbuzz di am ak jotaay tey ñu fekk ko fii ci këram muy doon mbégte saa su ne docteur rédaction wu Senbuzz di am ak yow jotaay di la xamal ni namoon nañ la aussi. maa ngi raw merci Thiongane. merci beaucoup. daleen ak jàmm. merci alors docteur dootuñu la présenté mais ñëpp xam nañu ni sa relation ak ñi nga xam ne mooy askan wi rawatina journaliste yi aussi dinaa la may occasion ndax suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekkoon leeral aussi te jóge fe ci lu yàggul dara may la occasion aussi nga présenter sa condoléance. oui mais vraiment mes sincères condoléances. à toute la presse sénégalaise. Ils sont morts les armes à la main quoi. Ouais, franchement. C'est dur. Merci. On a perdu vraiment de vaillants garçons. Merci beaucoup. alors ñu découvrir la vraiment nga nekk solution ci lépp loo xam ne rek njàqare la woon ak it njaaxle ci li nga xam ne mooy askan wi bu ñu doon waxtaanee docteur Diallo certainement bu ñuy wax dañ naan médecin la ci li nga xam ne mooy naturopathie boo ñu ko doon leeralal askan wi ngir ñu gëm ko xam mooy lan. am na différence ak naturopathie. d'accord ça veut dire quoi naturopathie c'est-à-dire ci fajum garab la rek quoi. voilà naturel. ok plante naturelle. d'accord waaw yoo xamante ni dañ ko jàng maîtriser ko nag dosage bi effet secondaire yi âge bi nit ki war a am. garab bi war a dem ci kii ak ci kaa bon c'est-à-dire ki ko gën a mën a pratiquer nag actuellement France nekk c'est une dame. ok waaw on collabore beaucoup. D'accord. Voilà, beaucoup. D'accord. Bon, c'est toujours dans la médecine traditionnelle quand même. Ok. mais bu ñu nee en passant keroog maa ngi dégg benn émission bu doon génn ci benn télé. benn boy daal bu sopp di naan astral yi xaw ma waa de astral médecine traditionnelle évidemment. di wax ci médecine traditionnelle lu mu xamul. bien que neewoon na sax du dugg ci lu mu xamul waaye boo nee doo dugg ci loo xamul da ngay noppi à 100%. xale bu ndaw nga demoo fenn jàngoo fi li nit ñi jàngul xamul dara. mais nee na dafa exprime bu ne médecine traditionnelle nee na amatul temps jamonoom wéy na daal. nee na dafa traditionnel. te ki koy intéressé ne wéy di ko déggal vous êtes malade. da nga gis ni kaddu yooyu kaddu njumte la. non mais boo xamul da ngay noppi médecine moderne c'est quoi médecine traditionnelle même c'est quoi médecine c'est médecine ñii dañuy fajee plante rek ñii di fajee même comprimé yi plante la. yu ñuy def ci usine rek def c'est-à-dire nit bu xamul na noppi même astral bi muy wax ne mën na ko sax di joxe ay chiffres kooku kay élémentaire c'est élémentaire même à 7 ans la ñuy jàng abajata kan moo mënul abajata kan moo mënul xas benn aaya wala tuur yàlla ay allahu hayyu allahu qayyum ça fait 306 c'est équivalent à qahhar alors boo nee allahu hayyu allahu qayyum la signification est même différente. parce que allahu hayyu qayyum c'est li muy njëriñ ak li muy xëcc allahu hayyu allahu qayyum du ko xëcc déjà allahu hayyu qayyum équivalent à lam yalid wa lam yulad. Allah hayyu 240 bi lañu soxla mooy tolloog lam yalid wala. waaw looy jàngal nit ñi ay allahu hayyu avec allahu qayyum ça fait 306 ça remplace qahhar si tu veux par tur yàlla qahhar dafa 10 allahu hayyu qayyum allahu hayyu ngay def allahu qayyum mu gën a oyof c'est pas vrai qayyum kay moo gën a 10 qahhar doon noppi. donc da nga gis ni par rapport noppi xale bu ndaw ngay wax ñi la mën a jur jàngal la xam déjà nee nga yow da nga pare jàng alxuraan ak téere nga dem branche bi nga jël mooy asra day branche. asrar day branche koo koy jàngal kan moo fi maîtriser kan mooy ban sëriñ moo fi jàngal asrar c'est pas vrai ni ñuy jàngale alxuraan ak ni ñuy jàngale charia ni ñuy jàngale asrar amut
mës nga gis école asrar école asrar et puis docteur bari na jàng nga absolument mais et puis sénégalais yi dañoo bëgg ku leen di nax dama jàng lasrar rek te man vraiment gëstu naa dara mais gisaguma école bu ñuy jàngalee lasrar loolu dafa am école sénégalais ñoom bëgguñu kuy wax dëgg ku leen di nax la ñu bëgg xale yu ndaw di fay ay millions télé yi rek di génne bépp yow bu dee mën nga asrar ak xam tur yàlla looy génnee télé ñun bi ñuy def asrar télé amul YouTube amul rajo amul ñëpp xam nañ ko dañ ñu doon rang 7 heures ba minuit sirru kaaba lañ doon wérd ci latif mun naa ko sax joxe télé bi ñi bëgg àdduna yëpp def ko ñuy am mbooloo mais ça ne sert à rien boo amee mbooloo ku ñëw aajam du faju lu muy tekki kuy liggéey asra sax warul recevoir plus de une personne par jour déedéet yow ku ñëw da nga koy bindal saafara da nga koy wérdal di waroo am jotu di recevoir nooy recevoir 10 personnes xam nga nit ñi di ñu réfléchir nga yow 2 heures di wax fi ay waxu rawxaan ay waxu nangam ay waxu yow asrar nga jàng nooy waxee waxu najmu ay étoile doo yem ñu la rawafe ne ñu la waaye c'est-à-dire y a des choses il faut qu'on arrête ce pays là y a trop de menteurs d'escrocs ku nekk di dóoree à ta façon nga foog ne réel mbubb def sa mbaxana rek tuñal sa xonkal say tuñ di yaru loolu dafa tax nga nekk sëriñ yow mës ngaa dëgg sëñ yu baax yi ñoom sëñ si Maxtaar Mbakke li mu xamoon wala ñoom sëñ Muntaga mës nga dëgg ñuy wax ci yooyu ñi man mës nga dëgg ñuy wax ñuy wax ci xam-xam même alxuraan sax dañ koy rus a jàng ci micro parce que loo xam am na keneen ku la gën a xam xale bu ndaw ci dooga sax di ut buzz ba ut buzz dem ci télé yi bépp doo dara bari na léegi alors boo mënee dara dugal sa néeg nga wérdi lu tuuti nga am adduna bi ak alaxira bi asra loolu lay njëriñ sax asra da ngaa soxla nit di la indil sax yow mënoo faj sa aaju di faj aaju nit ñi kon boo mënee lasraar man nga toog boo mënee asraar doo soxla sax nit ñi di ñëw di la indil xaalis du asxaabu Moussa ngi foofu du umu Moussa ngi foofu du barhuut a ngi foofu du batuut a ngi foofu du kimia mu ngi foofu du tabdil a ngi foofu. moom tudd na batuta sax amul tabdil. yàlla may na ko si batuta de moom xale bi ngay wax noonu. may ma kooku bu ko amoon du mel nii du calme kooku jàng doo sedd tàng jër ngay def fu ñu la gis yaa ngi sàgg kenn du la ñeme c'est pas vrai arrêtez boo amoon ay jënd yi nit ñi jënd indi la nit ñi looy doy télé pour publicité chaque jour ngay fay ay millions pour génn pour amay nit boo génnul télé doo amay nit arrêtez waay wala ni la génn télé di naan dafa mën a seet boo mënee seetal tuur yàlla bi ngay wér da nga am lépp déjà lekk xaalis seet dafa xaram comme da ngay lekk lu xaram seetal résultat euro million nga joué nga gagné xanaa moo gën a yomb seetal ban jinn moo la mën a indil maletu xaalis président Macky Sall nga lekk du mën nga rek doo xëcc maletu président bi doo xëcc xaalis yi nekk ci banque centrale xaalis rek ngay wër arrêté waay. alors yàlla may la ci c'est vrai que xëy na ñu bari dañ gis ni bouleversement bi nga xam ne évidemment am na ci domaine u lasraar bu ma la doon laaj docteur Diallo looloo waral macha allah yàlla may la lool ci lasraar mais nga ñëw je peux dire que spécialisé wu quand même ci liñ la gën a xam mooy li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee médecine traditionnelle ku ko maîtriser jamono ji moom la ñuy wax médecin ki nga xam ne naturopathie moom lay faral di def lu tax aussi nga gedd lasraar te yàlla may la ci lool nga posé wu ci fi nga xam ne mooy. asraar c'est vrai que ñaan am na. mais man je préfère boo amee 100000 boo may fay nga jël 20000 yi nga dem ci daara yi jëndal leen nga defal leen laax ñu lekk. nga jëndal leen beneen 20000 nga jëndal leen ay yére ñu ñaanal la mooy gën a gaaw ko sëriñ bi dugg ci néeg bi di la ñaanal. wala nga jël 20000 nga dem may ko sa yaay. yow nga dem jël sa gel di ànd ak moom restaurant di reere ay ginaar nga bàyyi sa yaay di reere sombi nga foog ne boo ñaan yàlla de nangu ngay dem ci sëriñ mu ne yàlla bu la ñaan lay du nangu parce que yàlla da la mere arrêtez ça ay dóor la rek. et puis pour tuur yàlla pour mu bindal la saafara il faut ma jaay la ko man dem rus naa di jaay tuur yàlla tey dóor naa ci nag. waaw lekk naa ci dóor naa ci te boo jàkkaarloo ak man lu ma la wax da ngay def
maa gënoon turiyan fii bi may asraar te jigéen bu rafet nag ma raay la. déedéet waay docteur waaw bi ma koy def. jigéen bu rafet bu ñëw ma raay la. waaw nga xam ne donc c'est-à-dire xale moomul asraar. d'accord asraar mag moo ko moom xale na dem liggéeyi. waaye toog ci néeg dinaan sëriñ laa. toog ci néeg dinaan sëriñ laa sëriñ noonu la. sëriñ mooy ki nga xamante ne boo ko gisee mu fàttale yàlla kooku mooy sëriñ. waaye di def asraar asraar c'est juste mathématique c'est juste équation à deux inconnus ou équation à plusieurs inconnus. man tey maraboutage ci lii laa koy def kiis pour neexal xale. sa doom mokkal alxuraan wala couple bu déggool ma fexe ñu déggoo wala famille bu déggool ma fexe ñu déggoo alxuraan laay bind ngeen lekk ci naan ci. wa ilaa ku nekk extérieur amul papier ma ñaanal la néew mal nag am naa ñaani visa de aw ma ko sëriñ yi naan am na ñaani visa ñu ngi wuti passeport diplomatique. ñu ngi topp député yi wuti passeport diplomatique. wala ñu bëgg a tukki waaye su ñu Dubaï. moom ay dóor la rek. d'accord man aw ma ñaani visa de. ku nekk extérieur nag bëgg papier et puis doo fay lu ëpp 35000 ñoom bu ñu lay laaj 500000 lay laaj xam nga nag Sénégalais yi nekk extérieur aussi dañoo bëgg leen di nax gis nga boo nee 35000 ñu ne loolu dafa yomb man ma ci dépassé 1 million gisuma dara. dañoo bëgg leen nax ndeysaan dama leen yërëm sax. ah. ku lay yónni jabaram pour kii nga doxaan jabaram loolu mooy asraar loolu mooy asraar. c'est clair. ah. sëriñ yu baax yi du ñuy génn seen kër du ñuy génn télé duñu sax bind dañuy tallal loxo ñaanal la aaju yi faju yoo koy boo mënee dara kay ñaanal la Sénégal rek na ñëpp am jàmm wax ji jeex looy génnee ay télé di jaay sa bopp. ñun li ñuy def c'est de la révolution dañoo xam ne c'est-à-dire man de ni chinois yi def nii ba imposer suñu médecine moo tax may wax. d'accord mais bu dee xaalis kay man am naa xaalis aw ma xaalis congaan. ci lu wér wax aisé wu ma. ñi la xam ne xam nañ ni moom yàlla. man aisé wu ma yàlla teralu ma man. yàlla dénk na la ko c'est sûr waay. ah man nit mënatu na ma indi lu ma amul. ah yor nga ko docteur loolu moom leer na ñëpp. ah waaw man damaa nam ma dara. tarkala. damay imposer médecine bi. mais tamit di solution wallahi aussi tallahi wal kitaab ma meesi le Coran bu état bi xamul li ma yor dootuñu sax soxla garab extérieur. ci lu wér alors mais docteur xam naa fi may ngir ñu avancer ci waxtaan bi rek est-ce que du li xawoon a manqué rek moom la yàlla jox muy maanaam professionnalisme bi ci nit ñi di boole mais aussi comme ni nga ko waxee fexe ba nga xamee ne lu nekk tamit di nga ko maîtriser parce que dama yàlla baal ay médecine traditionnelle la tamit ay garabu diw ak xas diw la ñu daan jox xoojal si ndox naan ak juróom-ñaari fan ak yooyu est-ce que du li nga xamee ni révolution évidemment bi nga xamee ni indi nga ko ci ak aussi professionnalisme bi nga xam ne aussi ñu ngi koy nemmeeku ci ñi surtout ñi nga xam ne jot nañoo jëflante ak yow. garab daal li ma ci xam bu dee ay xas xooj daal sangu laa ci xam waaye xooj naan. c'est dangereux de ana dosage bi ana dosage bi yooyu de boo amee problème rek yaa rey sa bopp. te yooyu dañ ko war a xam dans les normes. garab dafa am dosage mais même médecine moderne am na garab yi nit ñi di jël. y a de pires effets secondaires pour ne pas dire effets secondaires tout court ñi am polyarthrite nga xamante ne dama leen di faj ñu yàgg jël ay corticoïdes. La plupart ñoom ñëpp dañoo am actuellement infection pulmonaire ak diabète corticoïdes yi moo ko def. pourtant effet secondaire garab bi la. te fajul polyarthrite bi c'est juste calmer les douleurs foofu sax dañ leen naan doo wér ñun man ma faj ko en 4 mois. hernie discale ma faj ko en 4 mois. nerf sciatique mënuñ ko ma faj ko en 3 mois. arthrose mënuñ ko ma faj ko en 3 mois mënuñu faj arthrose nag parce que xamuñu luy siti te siti bi mooy indi arthrose bi mooy wooloo yukk yi. mais docteur dogguma la dégg naa même les grandes pharmacies jamono ji nelawuñu parce que nee nañu daal daanaka nekk nga solution boo xam ni bu la askan wi yëpp découvrir daanaka dootul baax ci seen doxalinu activité. kooku j'assume. j'assume tout et je suis prêt à tout. lépp ngir askan wi. nga ne. ma ne lépp ngir dab bànneexu askan wi. mais pas askan wi rek le monde entier. man je ne vise même pas le Sénégal comme waa Sénégal ñoom ko leen nax la ñu bëgg. gëmuñu dara gëmuñu kenn fenkat yi la ñu gëm nañ dem. c'est clair. man je ne force personne de venir chez moi personne. bu leen neexee sax bu ñëw sama yoon newu ci ñoo doon faju je ne demande à personne de me croire. je pense que ñi la xam man j'ai pas ce temps là. di neexal nit ñi pour ñu wóolu ma lu tax.
xam nga li ngay def te mën nga ko. non man je suis cartésien nag. xam daal man li ma gëm mooy 1 + 1 = 2. li ma mar mooy li ma xam mooy damaa mar su ma naanee bouteille ndox bii mu leer man dinaa màndi loolu laa xam ay peut-être sax xaw ma ko nee naa la sànq hors antenne dama doon faj kuy sawlal ma arrêté ko parce que dama gis ne su ma fajee 10 personnes 7 yi ñooy wér 3 yi du ñu wér man bëgguma résultat à 70% je veux résultat à 100%. lépp loo xamante ne du ma ko faj ba visu ba nit ki ba man dama lay wax su ma lay faj dama lay naan par exemple hémorroïde dama lay naan 3 semaines laa la koy faj nga wér en 2 semaines laa la jox rendez-vous boo nga ne ma alhamdulilah. mais docteur te doo fi nekk tamit naan 80% yi dinañ wér 90 yow daal boo képp ku jëflanteeg yow bëgg nga moom 1 + 1 = 2 laa xam saa man li ma yor. est-ce que du ay ñaan. ay garab yu ñu saytu la. garab la yu naturel yu amul benn effet secondaire. c'est comme da nga xiif ma indi la lekk boo lekkee da ngay rek yaa na man loolu laa xam. c'est que man dama bëgg nelaw tranquille bëgguma kenn dama fëgg di ma naan fay ma sama xaalis. xam-xama wóor daal. man bëgguma loolu. xam-xama wóor man li may. man stress xajutul ci man. ça montre comme ni vraiment man fi ma toll ci àdduna ak li ma yàlla teralee man su ma toogee minute di lekk lu xaraam wala di stressé ma xam ne man aw ma ngor. dëgg la. ak si sama borom li ma defal. ci la wér. ci la wér. man j'ai dépassé ça. c'est clair docteur Diallo la ku ñu dootul présenté la lépp loo xam ne rek askan wi ñuy jot a jëflanteeg moom également xam nañ ko ñi ko xamul aussi am nañu choix bu baax a baax ci liggéey bi nga xamee ni mu ngi koy def xam ngeen ni ku ñu dootul présenté la à travers liggéey bi nga xamee ni mu ngi koy def surtout. docteur Diallo leneen loo xam ni aussi wax dëgg yàlla jaaxal nañu bëree bëri ci askan wi mais également médecin yi nga xamee ni médecine moderne évidemment moom la ñuy wax nekk na problème ci moom man maa ngi seedeel askan wi nii lu ma gëstu la lu ma am lu ma leer la diabète yàlla may la ci loolu ba man gis naa ay nit ñoo xam ni dem nañ defi test diabète gannaaw bi nga xamee ni am nañ ko bi ñu jëflanteeg yow ñu wëlbatiku ni leen diabète bi macha allah yàlla wàññi na ko si ñoom wala dañ na si ñoom docteur lan mooy sa secret ci li nga xamee ni mooy diabète bi nga xamee ni même les tubaab jamono ji problème la ci ñoom. tubaab yi sax dama leen di fay diabète pour de vrai. man kay loolu ma jaaxal docteur même les médecins ñi nga xamante ne damay faj seen patients yi ñëwaat ci ñoom ñu gis ne wér na muy Espagne muy France muy fii ci Sénégal ñooñu say propre médecin la diabétique man maa leen di faj yor dégg dong nag yor dégg te man samay garab amul benn effet secondaire su ma la waxee ni may koy defee mode d'emploi sax nga xam ne franchement kii def xam ne mooy docteur tamit amul di xooj muy xasaw ak di kii muy kii ak yooyu yëpp amu ci. lan non ñenn ñi ay xay rek lay jox ay xas. non mun nga sax def ci frigo. ma signaler ñaari chose c'est important. fii Sénégal moytu leen garabu cité yi ñu leen di jox. ay reenu daqaar ay reenu dànq day joxe insuffisance rénale lii rek moo rey nit ñi képp nag ku ne suñuy garab yi aussi day joxe hépatite day fen garab bu joxe hépatite amut. garab buy joxe. hépatite amut képp ku wax day fen crevette moo koy joxe fruits de mer moo koy joxe comprends nga. contamination bi da koy joxe c'est une maladie infectieuse mënum fi nekk sax di lim di koy joxe même temps nawet bi hépatite mu ngi commencé feeñ ci Sénégal mooy bi bateau Joola bi suuxee nit ñi jën yi di lekk nit ñi di lekk jën yi ak ni ñuy ubbee foos yi temps nawet ak usines yi ni ñu di nettoyer temps nawet mois d'août nga xam ne par exemple en Europe les crevettes on les prenne dans les rives ñu koy lekk comprendre nga ku am hépatite du lekk crevette du lekk fruits de mer langouste gambas day wàññi jën du lekk suppu kanja du lekk crabe du lekk mais xam nga loolu ñu ko xam tamit bariwuñ de mais di nga ma baal di nga leeralal askan wi tamit moo waxaat benn affaire yéen billaay yéen da ngeen yeb seen bopp yeb seen askan wóolu tubaab yi nga xamante ne ñu ngi ñuy rey rek imaginez yow boo defaree bisaab yaa ko defal sa bopp naturellement boo ko conservé même ci frigo à moins de 3 jours 4 jours mu yàqu vrai ou faux. bisaab bii nga xam ne moom la vrai ou faux. mais docteur xamuñ ci dara ñun moom dañuy naan rek. léegi ces cons là defar seen jus yi là-bas en Occident. def ci seen produit yi le temps que muy génn usine ñu dem jaay ko suñuy nit ñi ñëw jënd ko yóbbu ko port dafa ceekoon ne mu def ay mois. mu ñëw fii douanier téye ko ay fan mu pare ñu yóbbu ko ci dépôt yi mu def ay mois ñëw ko ci grossiste bi def ay mois. ñëw ci demi grossiste bi def ay mois ñëw ci détail yi def ay mois
ñu naan ko c'est pas périmé et puis ñu koy tiitaroo suñu mbokk yi ñekk fii di defar ay jus de buy di tax bisaab ngeen bañ ko jënd ku ñu yëpp ñun gëmuñu suñu bopp. lu tax duñu dellu ci suñu sànqal ci suñu dugub bi ceeb bi nga xamante ne sucre bi ci nekk moo gën a bon ci diabète. ceeb bi ñuy lekk suba ngoon. te on le paye cher on le paye extrêmement cher. qui nous a dit même que c'est pas empoisonné pour ñu bañ a gudd fan. kenn dundatu fi 90 ans te suñu mag yi daan dund un siècle et quelque kenn wératu fi ñëpp am hémorroïde ñëpp am colopathie hein. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est malade kenn wérul léegi duñu xoolaat suñu bopp. alors ngay révolutionnaire sax wax dëgg yàlla ñuy jote jëflanteeg yow xam nañ ko askan wi aussi xam nañ ko looloo waral rédaction wu Senbuzz seet si la en dehors da njàqare bi nga xam ne askan wi am nañ ko évidemment ci médecine traditionnelle yu bëree bëri yu fi nekk mais également di am possibilité lool di ñàkk possibilité dem ci médecine moderne yi parce que cher na ngay solution bu ma la doon laaj yaa ngi koy wax ci say biir wax colopathie lan moo koy waral wala tamit lan mooy. li nga xam colopathie c'est menteur la disent régime à vie dure. man je le soigne en une seule prise. moom mi jaaxal tubaab bi. prise unique benn yoo ngay naan garab bi en 8h30 tu n'as plus de colopathie que ça soit fonctionnel que ça soit chronique. hémorroïde nga am ko ñu dem ñu opère la te hémorroïde fièvre bi ci biir bi la nekk ñu opère ci suuf yow fajoo origine bi ngay faj extrémité yow tamit concocté ñu opéré nga naan wér nga wala ñu jox la ay dalfon man ma faj la ci 3 semaines. Et tu ne payes que 45 000, 15 000 colopathie, 30 000 hémorroïdes. C'est pas moins cher. te da ngay wér ah ping. ci 3 semaines. xanaa yow yaa dem nga ni ngay jëlee mode d'emploi bi nga jum ci mais boo dégloo nga def ni ñu la ko waxee c'est garanti à 100%. à 1000% sax yaa ngi may dégg. en rappel ñi nekk extérieur di yónnee ay 60 000 pour garab hémorroïde c'est pas comme ça. ñoom dañuy foog ne hémorroïde bi 45 000 colopathie 15 000 déedéet 45 000 bi colopathie c'est inclus dedans. docteur Diallo borom solution. yaa ngi may dégg. spermogramme da ngay dem nga def spermogramme munoo am doom mënuñ la yokkal sa maniw 5 ans 10 ans ñu tenir en rendez-vous sur rendez-vous doo mës a wér. doo mës a wér parce que li yàq maniw bi yow tu sais que sa yaram day tàng siti bi mooy yàq maniw bi. sa jabar. taxaw lu mot 10 ans c'est parce que dafa am siti boo demee ci fenkat yi ñu naan la rab la liggéey la sa sili bi la ñu dagg nangam kon ko tuyee nga nangu ko te siti kese moo la tram doom ñëwal fayal 30 000 ma faj la moom ki yor ndoxu siti bi nga xamee ni moom la ñu wax ba mu tere bu dee góor kii manium moo yàqu ma faj ko siti bi d'abord après ma faj ko manium bu dee OAT la am 3 symptômes wala OAN oligo-asténoterano wala oligo-asténo-nécro ma faj ko bu dee oligo tout court ma faj ko bu dee azoospermie tout court ma faj ko bu dee hypo tout court ma faj ko bu dee nécro tout court ma faj ko comprendre nga. en un laps de temps mun naa jox fi ay résultats koo xamante ne 2 millions la amoon tey mu ngi ci 19 millions et quelques France jógee keroog ñëw fi moo jabaram parce que Seydina Mohamed jërul sax may waat parce que fenkat may waat man c'est pas besoin di waat taluma yooyu sax comprendre nga ñoom mënuñu loolu ñun lu tax mënuñu gëm suñu bopp mais c'est ça qui m'étonne c'est ça qui est-ce que xam nga même AVC am na AVC boo xamante ne rab la ngelaw seetaan mun na la paralyser boo demee hôpital duñ ko xam ñun yooyu dañ koy faj mais tous les mercredis nag même rab 30 000 ngay fay. rab bëggoon naa si ñëw sax comme yaa ngi koy wax léegi duñ la sang suñu loxo xoolal sëriñ naan moom mooy sang nit ñi. docteur te gars yi dinañ la yóbbu ci garab gu ne dinañ la yóbbu géej dinañ la. am na ñoo xamante ci biir néeg yi lañ lay sang seen biir néeg te caméra lañ fa def boo su mbéy ñu lay xool. léeg-léeg sax ñu def loolu yenn yi. kàccoor yi ñenn ñi koy léeg-léeg ñu ne la sarab bi foog ma tëdd ak yow. xaw ma ñàkk jom sax moo koy nangu. yow boo duggee ci néegu sëriñ sax mu tëj bunt bi nga xam ne kii du sëriñ parce que yàlla dafa ne laa taqrabu zina tëju néeg góor ak jigéen yàlla ne laa taqrabu yoo da ngeen dëkk ci biir yàlla waxul acte bi jege bi la wax boo tëju ak jigéen ak jabar jàmbur jege ngeen di man de en plein air lay recevoir man moom ku yor sa jabar bu la neexee yónnil
na sa xel dal. ba pare ak organisation heure boo xam man samay doom ñooy déglu di may wax ak client man en plein air la recevoir aw ma sax temps di wax téléphone amul kenn ku mën a jot sama numéro téléphone direct secrétaire yi ngay waxal xam nga donc kooku moo amul temps boobu. est-ce que doo jàppale suñu mbokk sëriñ yi nga xam ne ndeysaan ñu baree bari ci askan wi évidemment ci liñ la xamul tax na ñuy dem ci moom tamit nga jël garab yi di ko partager tuuti sëriñ si ñoom ñu kii ci tamit docteur. je ne vends pas des médicaments je traite. fen kay mu ngi commencé yaa ngi am bureau Thiès bureau Louga bureau Ziguinchor bureau Touba. nangam te yaa ngi Dakar yow koy jaaykatu garab nga doo fajkat. yow di lër benn fajkat 50 numéro téléphone. bari na ci de. non mais nañu waxante dëgg. soyons sérieux. yow daal nit kii ne dem Ziguinchor déjà maa ngi formé benn gel fii. bu nar a ñëw dimanche. pour mu may représenter Ziguinchor mais c'est pas tous les médicaments. te ku ñëw di faju appel vidéo lay doon ma xool corporation bi ma xool kanamam ma xool poids am d'abord. ku nangul vidéo du ñëw ci moom c'est-à-dire dafa am ni ma ko bëgg a organiser. d'accord man sama doom sax dama ko jàngal sama xam-xam. parce que xam naa c'est un don que j'ai. jàng naa mais def ci boole don est-ce que xam nga chaque jour damay gën a mën damay def. billaay boo ñëwoon ci man daaw. te boo ñëwee même maladie bi lu raw loolu laa ci xam. du ma ko jox sama doom du ma sax nangu sama doom à son âge di xam benn garab. imaginez accident bi ma def keroog su ma ci deewoon. sama doom day toog fii di naan xam na garab. naan day faj nit ñi di daan rey. te man par exemple moins de 6 ans du ma ko faj. parce que sama ni ma jàngee garab jàngee ma ko ci xale moins de 6 ans. man ñi may indil garab sax maa leen dàq faj. xam nañ ko sax ñoom. très bien muy révolutionnaire. femme enceinte du ma laal parce que man samay garab xaw ma yan effet lay def ci femme enceinte. je me dis risque. non. je ne prends pas ces risques là. xaw ma lu ngay bëgg sa liggéey yëpp am na foo xam ni moom moo fa yeggee da nga xam ni parce que man je suis là pour sauver des vies. moi je suis un sauveur. leer. je suis pas un tueur. man sauveur la man soxla docteur man xeeb naa docteur booy la docteur. c'est clair. docteur man gisuma docteur bu def résultat. c'est clair. samay patient samay malade a ngi fii depuis 2 mois depuis l'accident kenn wérul kenn jógul ci lal bi ay ñu. ay buñ ma ko bàyyi doon man bu doon may faj ñi seen loxo damm. kooku c'est 3 semaines 4 semaines man lu may faj 3 semaines 4 semaines ay ñu. ci lu wér. bu ñu aayoon du demee nii. alors jëflanteeg moom yomb lool moom ki nga xamee ni moom laa tuddee ki nga xamee ni mooy docteur Diallo di révolutionnaire également ci li nga xamee ni mu ngi koy liggéey vraiment lépp loo xam ne rek soxla ngeen ko lu jëm ci seen wér-gu-yaram mu ciy jëflanteeg yéen d'une façon vraiment bu yomb mais aussi comme ni mu ko waxee du koy làmbatu ba tax na képp ku jëflanteeg moom. sikki nekku ci ne bari ko sel dagguma la. dañ lay opérer mu am ay effets secondaires boo moytul yàq sa ngóor. lan ci. varicocèle. man dama lay traité du ma la opérer 3 mois nga wér. docteur man li ma jaaxal ci yow dafa mel ni li jaaxal tubaab yi nga xam ne moom la askan wi gën a soxla mu jaaxal leen moom nga xam ni askan wi yëpp mooy seen problème. moom la yàlla dénk daal loolu la ma yàlla dénk barke alxuraan. non ci lu wér man loolu ma jaaxal parce que li ma lay wax am naa ci lu ma leer tamit ndax ñu ngi gis liggéey bi vraiment di gëstu moment bu ne fi nga xam ne également yaa ngi fa toog rek. nit ñi nañ comprendre après xam nga sànq timap ma ne leen jotagul. répété naa leen ko ci suuf. dëgg la ma répété leen ko ci kaw encore. ok man leen bàyyi leen di ma naan génn ci télé wala nangam c'est pas le moment tepp moo gën yuret man sama affaire jotagul. docteur askan wi bu ñu la xamul du baax. naa jàpp ma ne jaaxle nañ de médecine dama koy téye sama loxo. kenn mënu ci tus nañ ma tëj. nañ ma def lu neex nañ ma gàllankoor. mais nañ xam ne. je suis un érudit. ci lu wér. inni jaa'ilun fil ardi xalifatan. macha allah leer na yàlla ngay géegeer. leer na leen ñi ko jéemoon. fu ñu mujj. man ku toog wax ci man sax dootoo am loo neex ba ila yawmi diin. yàlla la samp macha allah ku yàlla samp yëkkati ko du yomb moom na gaa yi nangu dogal rek xam ni li ñu fas yéene waxtaanee jamono ji ku nekk ak sawaar waaye tamit wax dëgg yàlla c'est difficile nag à croire. waaw parce que maa mën yi y en a plein. ku wax nga foog ne mooy waaja. ku wax nga foog ne mooy waaja. parfois ñi leen di introduire sax dañ leen di corrompre ñoom ñooy naan poser ma telle question. man est-ce que je le fais.
yàgg nañu tourné ak yow waaye man mon micro est ouvert. wax dëgg yàlla ci lu wér. ñoom sax ñooy corrompre ñooñu. man am na wallahi y a des gens qui font des émissions à la télé. billahi wallahi mun naa la won message yi ñu sëkk ak samay nit di naan ne ko diw la dama bëgg a def ak émission ak moom mu yow ngay jël ay fenkat ay dóorkat di def ak ñoom émission man nga def ak man émission pour salir mon nom. tu crois que moi je vais m'aligner dans cette bande de voyous là tu te prends pour qui? T'es malade toi. C'est des gens que je reçois même pas chez moi. barke Nabi Moustapha je les ai bloqués naa la kon léegi man boo dof ba def émission ak des gros nullards des gros truands la di réel yëre di am na benn waaye ndeysaan ma gis benn émission muy jàngalu alxuraan li muy jàng sax baaxul parce que dañ ko ne dafa neex baat muy bëgg a woon nit ñi sëriñ la ay dóor la il se moque même du Coran te li ma ci gën a nax yow ma xanaa mënuñu bàyyi Sëriñ Tuubaa ku bëgg a dóor ne ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañu man Sëriñ Tuubaa rek lañu yaakaar ñu ubbee Sëriñ Tuubaa tëjee Cheikh Ibra Fall bàyyi leen ñii ay nitu yàlla lañu ñii dañoo sellal yéen sellalu leen waroo leen sax tudd Sëriñ Tuubaa franchement gémmiñ buy fenn war na sax di rus di ko tudd ni mu waxee ne bàyyi fen moo gën a jàng alxuraan wax dëgg yàlla de bàyyi fen moo gën di tudd Sëriñ Tuubaa di mbubboo Sëriñ Tuubaa bàyyi leen gis nga xalif bi daf ci war a jóg astafurlah bëgguma ko jox ordre yàlla bu ma ko jox ordre mais dañ ci war a jóg dañoo war a interdire nit ñi di tudd Sëriñ Tuubaa ci yenn lieux yi franchement quoi système marketing la mag ñu baax ñi moom léegi moom ku ci gën a mën a sol yére rek daanaka Serigne diw mooy porte bi nga xam ne mooy porte de marketing bi. alors docteur xam nga ni li ñu bëgg waxtaan ak yow bari na évidemment souvent dañuy am problème mu temps lépp loo xam ne rek aussi askan wi soxla nañ ko bëgg xat nga développé na ko indi leen ci ay solution aussi. asthme tamit jamono ji sonal na ndaw ñi rawatina góor ñi ak jigéen ñi gis nga. asthme allergique chronique sportive yëpp dama koy faj ñett yi te 4 semaines nga wér mais problème asthme dafa am ñaar. dafa am traitement avant hivernage et traitement lors de l'hivernage. bu la sonnalee nga xam dafa la sonnal y a des risques de décès de crise de tout ça mën nga ñëw nga fay sa 40 000 nga faju mais hivernage bu taw bi dina tëpp ñëwal. da ngay ñëwaat nga defaat ordonnance. wa ilaa bu la sonn nga xaar ba hivernage nga ñëw nga faju si lii laay conseillé comme ça dootul ñëwaat. te 40 000. 40 000 tout court mais am na déclencheur bi aussi da nga koy fayaale. 15 000 lay jar nga dindi ko. wóolu sa bopp rek yaay joxe prix docteur. donc gars yi duñ joxe prix dañ naan. ay dóorkat lañu rek. man diabète nag 50 000 laa koy fajee bu dee amoo 4 ans. mais aussi da ngay raxas biir 15 000. bu dee ëpp na 4 ans 2 mois ngay faju de 4 ans à 10 ans bu ëppee 10 ans ba 20 ans ba 15 ans 3 mois la 15 ans ba 20 ans 4 mois la. nga wér ça veut pas dire nag nga am sa diabète depuis 20 ans nga ñëw ngi indi sa 50 000 foog da ngay wér ay waay samba. La santé n'a pas de prix mais elle a un coût. macha allah docteur Diallo la moom mi ki nga xam ne révolutionnaire la mais également di solution ci lépp loo xam ne rek jafe-jafe la ci seen. révolutionnaire c'est que li ñuy def nit ñi moo ma naqari. fen yi ñoo bëri c'est-à-dire ñu tuddee le révolutionnaire parce que pour ñëw pour wane lu bees ngi génnee ay fen ñoom du ñu appliquer sax loi 93 bi c'est interdit de faire des publicités de ce genre là à la télé et à la radio. dañ xamul nag depuis 1993. moo tax man du ma violer loi du ma fa dem ci télé yi parce que xam naa loi bi. Il y a des choses je ne les fais pas man dama respecter sama bopp te dama xam lan moo nekk ci sama yaram xam naa tooke bi ci nekk dangar bi ci nekk donc du ma tooñ parce que xam naa ku ma tooñ am problème donc du ma tooñ. super docteur li ñu bëgg waxtaanee bari na beneen tamit loo xam ni wax dëgg yàlla askan wi soxla nañu nga indi ci ay leeral aussi doonte ni solution nga ci mbir mi ñu bëgg waxtaanee ulcère. moom lu yomb faj la. billahi wallahi yi nga xam ne yàlla may na la ko mu yomb lool ci la lu yomb faj la 4 semaines nga wér. demal hôpital 10 ans di nga màcc ay garab ba bëgg a dee. waaw di nga defi fibroscopie ba bëgg a dee. examen moom ñooñu ci mën. consultation ñooñu ci mën wax dëgg yàlla. de beau vocabulaire de gros mots nag. waaw kooku moom moo ñu ci mën xool lu mel ni prostate hypertrophie bénigne de la prostate ñu lay sond nangam urologue yi xanaa léegi nangu ngeen nag jébbalu leen
man prostate maximum 4 semaines nga wér 40 000 ngay fay muy buy sawla lu bëri muy bu tëju bi muy bu am góom bi muy bu néewi bi muy bu tàng bi 4 semaines nga wér benn laa mënul faj mooy bu am xeer yi. te li ma si jaaxal état bi war na si jóg en 2 semaines su ma la war a traité 4 semaines. ngay saw lu bëri wala prostate bi bloqué ñu defal la sonde man traité naa la 2 semaines waaye nangu leen waaye ñu collaboré. nee naa demal dindi sa sonde parce que man du ma laal tubo yi kenn. mais dindi leen borom sonde neen docteur Diallo faj na ko nangu leen xam ngeen ne j'ai fait d'excellents résultats nangu leen ngeen dindi sonde jàmbur. maanaam weesu nga sa liggéey waaye da ngay joxoñ baaraamu tuuma. médecin yi que ñuy gëstu li nga xam loolu ko wóolu bopp ma koy def. ñu dindi sonde bi nit ki jëlaat 3e semaine bi. xam nga y aura aucun danger 4e semaine bi wér na c'est définitif. bàyyi leen nit ñi waaye yàlla may nañu ñu nangu leen. macha allah leer na. nit ñi même billaay gis nga ni ñi naan dama bëgg Seydina Mohamed dama sopp Seydina Mohamed. et waaye boo soppee Seydina Mohamed doo sol greffage doo bañ a muur doo parfumé def ci mbedd yi li mu tër yëpp da nga koy bàyyi. waaye nga cuuraay sa yére bi mu xeeñ dugg ci oto foo romb yaa ngi xeeñ yow mi meer bàyyi def sa fulaar bàyyi greffage ne. xeesal ba weex tàll nga naan dama bëgg Seydina Mohamed soppe Seydina c'est pas vrai hypocrite de Seydina Mohamed oui. super docteur xam naa bala may jeexal rek certainement du ñàkk aussi di nga am message boo xam ne bëgg nga ko jàllale mais leneen loo xam ne sañu ma ci ñàkk wax ak yow ci li jur njàqare ci askan wi ci la bokk muy li ñuy wax rhumatisme yan jàngal moom nga ci mën a xamal askan wi. rhumatisme toutes les maladies rhumatismales dama koy traité arthrite arthrose polyarthrite rhumatoïde rhumatisme en personne aussi. yëpp ci te yow nit ki du ñëw rek nga jox ko garab ni ko demal da nga koy traité maanaam du ñëw rek nga ne ko demal jël lii naan ko mu jeex. non du mel ni rhumatisme arthrose nerciatique 3 mois de traitement la. polyarthrite rhumatoïde ak hernie discale 4 mois de traitement la. xam nga ni da ngay am hernie discale sax ñu ne la nerf sciatique c'est différent wax naa ko xati naa ko c'est différent hernie discale nerf la bu coincé ci disque nerf sciatique fii lay commencé. c'est-à-dire il faut ñu wax L1 L2 L3 L4 L5 5 noyaux yooyu il faut nga maîtriser il faut nga man bu nit ñëwee ci am nerf wala hernie discale damay jóg man lamba sama bopp du ma la laal dama naan laal ma nga laal ma ne fii mooy metti wala fii nga laal man dinaa xam ma xam ni ma lay traité. parfois da ngay mélanger nit ki garabu hernie discale ak nerf à la fois parce que bu ñu naree jël ñaari nerf sciatique hernie discale 80 000 lay fay 40 000 pour 3 mois c'est excessif pour 4 mois c'est excessivement cher. léegi man damay favoriser nga jël 4 sachets par exemple hernie discale 4 sachets nerf sciatique après ma nekk lay expliqué na def na alterner jël bi bouteille hernie discale après bouteille nerf sciatique après bouteille hernie discale du ma nangu nga jël ñaar yëpp sax parce que day metti parce que déjà garab bi ni muy roccee siddit bi premier mois bi ba 6 premières semaines yi mois et demi day métti tuuti parce que lu tax muy métti premier mois bi day rocc ci sidit bi ci disque bi. hernie discale 4 premières semaines yi day débloqué nerf bi ci disque yi les 2 premières semaines deuxième mois bi sidit bi dafa tàccoon donc day am coagulation sanguine. benn caillot les 2 premières semaines yi caillot boobu lay toj moo tax muy métti tuuti ci 2 premières semaines deuxième mois bi mais après ça sedd na. léegi il faut mu replacer war ngay naan garab yi muy replacer waat ba mu wér. nerf sciatique parfois day commencer fii wàcc ci fes yi wàcc ci hanche yi wàcc ba ci suuf mu ngi mel ni hémorroïde ñu bëri dañ ko am xamuñ dañ ko am booy gaaw a sonn booy tayal boo dul nelaw bu baax. xam nga. fii ba fii di métti hémorroïde la rek. interne bi moo ci gën a bon moo gën a gaaw a rey góor xoolal par exemple nit ñëw di faju ngóora. boo ñëwee di faju ngóora ci nit nga mu ne la 100000 nga fay ko mu jox la garab ngóora te yow da nga am hémorroïde da nga amee siti billaahi doo mës a wér. non munoo am hémorroïde am siti sa ngóora wér c'est pas possible amaale diabète en plus nit ñi nañu ragal yàlla da ngay faj kay hémorroïde ba pare. ak siti bi faj diabète bi doo kaa jox pour sa garabu ngóora faj dafa am yoon. faj dafa am yoon mu ngi mel ni hémorroïde munoo faj raxasoo biiru jàmbur. yaa ngi may dégg bu baax. faj dafa am yoon congaan. boo jëlee sama garabu ngóora fekk da nga am colopathie wala da nga am hémorroïde wala da nga am siti nooy wéree. éjaculation précoce aussi ak faiblesse sexuelle. ak impuissance sexuelle. ak trouble érectile bokkul
te nit ñi dañuy bàyyi di jël seen loxo di ko dugal seen awra wala di ko laale seen awra loxo dafa am tooke. loolu day wàññi ngóora. fellation bi nañ ko bàyyi day yàq góor day wàññi ngóora. fellation mooy fellation mooy jël sa gémmiñ def ko ci awra xaw ma c'est pas bien. et puis jigéen boo xam ne dafay constipé. bëgg a bëggal sa jëkkër di rey sa bopp yéeg ci kawam di yaraxal di mel ni ab dof mel ni fas bu teppeeku hernie discale ngay mujjee te sa jëkkër du ko fekkee boo dee ko ne mu utal la ñaareel yaraxal moom hernie discale rek wala ngay constipé di sëgg lu bëri hernie discale wala ngay constipé di yëkkati lu diis comme suñu mbokk yi nekk Espagne Italie di yenn saag yi te ngay constipé foo jaar amee hernie discale man de am na ñu nekk Europe hernie discale te doon nañu ay mois maa leen faj te ay infirmières yi ak ay médecins lañu foofu di liggéey ci hôpitaux yi sant yàlla. Hépatite B je suis le seul au monde aujourd'hui qui le soigne ku ne da ngay faj billahi da ngay wax loo neex. xamoo sax ni ñu koy fajee. c'est clair. hépatite B nag. am na fu mu demee bay nekk tumeur kooku c'est trop tard. te nañu bàyyi il faut xam nga médecine il faut gars yi soit sérieux. nit ñoo amee hépatite B nga koy jox ay rendez-vous 6 mois ñu demal ba 6 mois yi léegi bu virus bi yeewoo est-ce que tu es au courant. bu nit ki dee nag yow mënoo faj virus bi fu muy nelawee noo koy fajee bu yeewoo man loolu laa lay laaj bu yeewoo kay musiba am na yow donc bàyyi da ngeen commencé gunge patient bi armeel ñëw leen ma faj leen. loolu leer mooy dëgg gi. ñëw leen docteur Diallo faj leen. ndax si nekkul ci ne solution la ci lépp loo xam ne rek. ñu leen di jox ay kii rek. ténéphobie naan leen ténéphobie. message la boo xam ni du ku ne moo ko sañ a yëkkati ñëw leen ma faj leen moom mooy li nga xamee ni moom la docteur Diallo wax te loolu la gëm te ñuy jot a jëflanteeg moom aussi xam nañu ni du kàddu goo xam ne. te nañu bàyyi di naan damaa jafe gis. c'est pas vrai. amul kenn kuy xëy sama kër. 14 heures fekkee recevoir uma la amut. léeg-léeg liggéey bi bari rek xëy na ñu bari. mooy waral lu mu bëri je reçois tout le monde. ñi nga jox rendez-vous yëpp daal bis boobu bu ñu sama travail c'est bien organisé. man j'ai pas le temps de causer avec les patients. surtout boo ñëwee door leer jigéen ñi damay sëgg duma la sax xool yow moom yow yaay koo xamante ni 10 secondes laa lay may parce que tu es venu me charmer là tu as trouvé un mort. cadavre ambulant c'est clair macha allah. man musuma nopp. ñëw leen mu faj leen bi ma juddoo ba tey musuma nopp. xam nga sax maa yor koy wax. bi ma juddoo ba tey malheureusement nag pour moi parce que l'amour moom it dafa neex. docteur mais xale yi sonal nañ la tamit dama amul sax temps mais xale yi sonal nañ la aussi. man sama xol bi yàlla rek a ci ne xale bu ñu ma sonal seen problème man damaa màgge damaa crevé. message bi leer na ku ñu dootul présenté la ñëw leen mu faj leen ndax appel la boo xam ni li mu wax moom la yàlla def ci moom ñi joti jëflanteeg moom aussi xam nañu ni du lu ñuy làmbatu la wute na ak ñu bëree bëri vraiment ndax lu yàlla may la ku yàlla may la aussi ci domaine bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee ak moom docteur mbégte lay doon saa su ne vraiment temps bi rek ak affaire comme ni nga ko xamee liggéey bi moo tax li ñu bëggoon a waxtaanee yëpp amuñu possibilité vraiment développer ko mais c'était plaisir quand même mënul jeex koo xamante ne dina faj lu mot 80 maladies tout à fait mënu xàccee émission absolument mais désormais maa ak yow dinañu liggéey xam nga man duma nangu émission yi tout le temps c'est clair mais yow chaque semaine on va essayer ñu jël ñaari maladie ñu décortiquer ko wax ci techniquement d'accord docteur loolu dina nekk solution pour askan bi c'est important nit ñi il faudrait que gën a nga xam xam seen juste feebar absolument ak feebar nu muy defee symptôme ci nit ki tout à fait comprendre c'est intéressant vraiment nit ki bu demee di faju ji nu mu war a comporter woo noo war a wax médecin bi lii moo ma dal de dafa boo sentir nangam nii nga war a wax médecin bi te dama xamul sax wax dëgg yàlla nit ñi lu tax ñuy fay ko consultation parce que consulté wuñu kenn. te yow doo ko fayee ko yow consultation yu ay dagg bi pour gis ak yooyu. dagg bi may kan. ah docteur système bi kat loolu. ma ne triande foofu la commencé. yow sama kër dagg ticket. wala pour consultation ngay fay 15 000 wala consultation privée 50 000 loolu ay dóor la laa wax. ku koy def triangle. yaay kan yow nit ñi bu ñu ñëwul doo nekk di. tu n'es rien sans eux léegi lu tax ñuy fay pour gis la yaay kan. foo toj li ngay woote nit ñi ñu ngi uyu kooku iblis sax nit ñaa ngi koy topp xoolal musicien bu gën a yées fii bu tëggee nit ñi dañuy fees dal loolu tojoo fen xam nañu
gis nga wa adin fi nnaas bil hajji yatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiiqin. comme am na benn boy bu ñu ne mën na chiffre. moom xam leen mën a xamul ne aaya boobu 3357 lay lim multiplié par 2 ça fait 6714. 6714 izaa jaa nasrullaahi wal fathu wa ra'aytan naas ba muy jeex 6714 la. xoolal wa adin fi nnaas nodd la foofu fii terminaison nodd bii la xool la doublé la. tout est effectivement tout est ésotérique tout est calcul. tout est chiffre. booy dóor aay bi am noo koy dóoree rek nit ñi dañuy ranga ba c'est pas la peine mais waa azin finance képp koy wér di nga am mbooloo bu bëree bëri mais waaye kenn aajam du faju te di nga bëri ñuy lekk géwél yi dañu bëri sa kër trop. xanaa sama gars yi looloo tax gars yi je te jure ñaankat yeeg yooyu. man sama kër doo fa gis kuy ñaan kenn ñemewu ma sax man ñu ñàkk fayda bokkuma ci de. man damaa soxla kenn di taxaw di ma tàgg man damaa soxla loolu. man bu ñu may tàgg sama dëkk lañ may tàggee ah. yoo xam ngeen ci dara. ma dem tabax gas ay forage def ay poteau lampadaire jàppale samay étudiants dëkk nourrir les pauvres jox leen dépense di jënd ay camion ceeb di maye di tabax ay jàkk ku ma gis nga xam ne am sa loxo jotu sa gannaaw ma jàppale si sa dépense kër. man ci yooyu laay wéy de. macha allah man yàlla tàgg moo gën a doomu aadama ni ma tàgg. macha allah wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin. waaleykum salaam wa rahmatullah mbégte la woon ci ñu am ak moom jotaay ay numéro téléphone am ñu ngi leen koy affiché képp koo xam ne rek vraiment en dehors de li nga xam ne ni mooy li xew li ñu systématiser léegi képp koo xam ne bëgg nga solution ci sa dundin rawatina ci sa wér-gu-yaram ñëwal nga jëflanteeg ki nga xam ne ni mooy docteur Diallo mu jëflanteeg rek te yàlla tax te sikki nekku ci ne satisfaction di nga ko am ngir doon waxtaanee lu am solo li ñu doon waxtaanee médecine traditionnelle ak li mu lamboo moo waraloon rédaction bi di am ak moom jotaay docteur Diallo la woon sur la chaîne des leaders dig daje ci lu yàggul dara fi amanillah.